حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب زينته بها تزين الورى وعزهم من عزه تقرر شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام bokki jullit yi ñoo ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant suñu borom subhanahu wa taala di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alcheikh muhammadin al muntaqa al xalifatu al aam li taifati al muridiya al fani fi xubbillahi wa rasul wa rasuli rasulihi ani alcheikh ahmad bamba xafidahu llah wa raa wa baad sëriñ cheikh ahmadou Mbacké ibnu cheikh muhammadul muntaqa noo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di ziyaare bu baax suñu kilifa googu nekk ci sa wet muy sëriñ Abdul Hakim di nuyu recteur di nuyu sëriñ Bachirou Fall ainsi que tous les membres de l'administration sans pour autant ma nekk fi di énumérer di nuyu madame Mbacké bu baax di nuyu bu baax sunu mbokk mi itam di Cheikh Mouhamadoul Bachir bokk ci njabootu Serigne Touba gi féete fii di nuyu mboolem étudiants yi ak taalibe Serigne Touba yi fi nekk yépp ak jullit yi ak même xaj na ñi nga xam ne xaj na duñ ay jullit sax te xam-xam ñor leen di nuyu bu baax intervenant yi nga xam ne ñooñu jiitu tàmbalee ko ci inspecteur li mu wax lu am solo la tàmbalee ko ci sëñ Cheikh moom Cheikh Ahmadoul Muntaxa may wax ni honneur bu rëy la ñu dalal la fii parce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu murid tey gëstu xam-xam ñoom xam nañ kan mooy Serigne Cheikh moom Cheikh Ahmadoul Muntaxa loolu laa wax léegi sëñ Modou Ndiaye ma ne ko sëñ Cheikh thème bi boo seetloo dañ ko koo jox mu wax ko waaye ci biir wax gi moom da koo jëfe ci boppam ndax man yàgg naa koo xam Moussa mais xam na mën na seere ci ne Moussa mais di ko dawal sëñ Cheikh bi ma koy xam yàgg na ay année 99 2000 boobu maa ngi ci daara ji nekk daara sëñ Muntaxa Daaru Tanzil ay doomam di ànd ak man ñu nekk ay xarit jàngandoo ba ci sëñ Muntaxa sa doom barki démb sëñ Muntaxa mi ngi ñuy boolewaat ak kóllëre ca Poroxaan Cheikh Bass noonu fekkante nañ Maroc yow sax njaboot ñëpp xam-xam la ñuy dund bi ñu gën a nekk ay gone nekk sa kër bu ñu masaane ñëw daan naa dugg sa néeg amoon naa accès boobu mais ku la mas a fekk ci barab boo yor téere di liir yaa ngi sëgg ci sa machine di bind sëñ Tuubaa dalaa yàgg a ñor xam-xam dalaa yàgg a ñor ba tey jii yoonu murit boo demee ci maktabaat yi lépp loo bëgg a jariñu ci sëñ Tuubaa boo demee di nga gis sëñ Cheikhoum sëñ Muntaxa bind na ci kon ñun mënuñu la fay en retour tey jii rek li ñuy wax l'exemple suffit pour ñu xam dëgg-dëgg fi nga te xam-xam déplacement bi nga déplacé wu jóge Touba ba fii parcourir des kilomètres ak ci weeru koor lenn rek moo tax loola am mooy bëgg gi nga bëgg xam-xam keroog bi étudiants yi ñëwee ci man di ma ko yëgal si wax naa leen carrément ne leen li ma gën a neex mooy ki ngeen invité li tubaab li ñuy wax absence de sophocratie c'est-à-dire que mbir mu ne ña ko mën ña ko war a jiite ñoo ko war a jiite yow lépp lu ñuy def ci wàllu xam-xam ci yoonu murit da nga war a bokk ci ñuy jiite donc yéen ay royukaay ngeen ku mel ni yow sëñ Mbacké Abdourahmane suñu Seexuna Mbacké Abdoul Wadoud sëñ Bassirou Mbacké Xelkom may nuyu au passage ay rakkam yi nga xam ne ñi ngi fi toog di suñuy mag ñëw bokk ci délégation bi ak ñi nga xam ne dañoo bëgg xam-xam te yàlla tax de manière générale ñëpp sëñ Cheikh li mu wax ci talxiis wax na ni dañoo war a gëstu sëñ Touba ci ngir la ca jiitu mooy iman islam ihsan mën nañ koo tënk ci ñetti point yooyu iman nag tawxid moo la koy jàngal islam fiq moo la koy jàngal ihsan boo demee ci tasawuf wala demee noonu di nga xam dëgg-dëgg lam ca bëgg a wax na itam point bu am solo boo xam ne gis nañ ko léegi ce qu'on appelle la crise des valeurs jamono ji nga xam ne damay wax ni les valeurs sont éternelles y a pas de contre-valeur valeurs yi nga xam ne les valeurs culturelles islamiques religieuses dynamiques traditionnelles de base dañu war a ñëw di dundaat valeurs yooyu loolu benn borom xam wax ne il faut partir du passé prendre quelques éléments les réactualiser et les adapter dans le monde d'aujourd'hui partir du passé mooy lan mooy dem jëfandikoo valeurs yi nga xam ne sunu maam yi amoon nañ ko te Serigne Cheikh wax na ni léegi donc c'est de l'insolence absolue qui se manifeste surtout au niveau ci côté jeunes yi kon crise des valeurs boobu muy wax am na xamatuñ ni ñuy waxee xamatuñ ni ñuy doxee te inspecteur wax na ko léegi ci sëñ Baye Jaxate rek askan lu mën a xew awal ndigal te yaru yow kon da nga làq yëpp yow tey ëllëg maa la ko wax loolu kon wax na ni yar dafa am solo sëñ Cheikh wax na itam ne sëñ wax na itam ci biir waxam ne xidma bi nga xam ne sëñ bi ñoroon na ko lool ba tax buñ ko déggoon dëgg murid yi li ñuy wax maanaam Sénégal actuellement
li nga xam ne mooy débat bi mooy crise économique bi nga xam ne suñu dëkk bi mi ngi koy dund buñ déggoon dëgg njàngaleem sëñ bi ni ko sëñ Cheikh am si mun taxaa waxee loolu du am ndax sëñ bi day ku daan naka jëkk bëggul murit boo xam ne day toog rek di jàng xasida di wér di yor kurusam di tuj foo ko fekk dafa bëgg un murit qui a un métier. may waxe ni sëñ Cheikh xam na loolu boo demee ci kër gu mag ji njaareem kër gu mag gi chantier la woon sëñ ba te boobu sëñ Tuubaa mi ngi dund amoon na ay tailleur yoo xam ne ay doomi soxna lañ sëñ bi moo leen formé bàyyi leen ci biir ngir képp ku bëgg a ñawlu ñu dem ñu lay ñawal. amoon na ay defarkati daal amoon na lépp loo xam ne rek nit ñi dañ koy soxla comme wàllu métier sëriñ bi moo tàggat ñoo xam ne ay nit yi diine lañ di ay kilifa bàyyi leen ci biir kër gu mag gi ñu koy defal njaboot te doomi ay soxna lañ ça veut dire que kon mi ngi leen di def ay tawjihaat ci ñu dem nangoo liggéey. bu ñëwee ci wàllu jamono ji itam am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Frantz Fanon dafa waxoon lu am solo dafa wax ne la jeunesse africaine ne doit pas être orientée vers les stades mais plutôt vers les champs et les ateliers. Quand Frantz Fanon parle de stade on fait allusion aux activités ludiques musique danse concert festival et cetera mooy divertissement bi moo bari même léegi ci wàllu xaalis sax dañuy jàpp ne léegi l'industrie du jeu rapporte le plus jàpp nañu léegi sax am fo ci nga gën a mën a amee xaalis que jàng xam-xam moo tax gone yi ils sont paresseux ñu won ginnaaw xam-xam yi dem di topp ay affaire u làmb ak ay affaire u musique ak wala quelque chose comme ça parce que jàpp nañu sax loolu mënta may dara. sëñ Cheikh it wax na ni dañoo war a gëstu sëñ bi ak di gëstu ko sëñ bi gëstu lan mooy sëriñ bi ci boppam ba noppi dajale mboolem li nga xam ne indi na ko tasaare ko ci bind yaatal ko. bokk na ci moom indiasaat yi nga xam ne def na ko ci li ma ko wax léegi ci maktabaat yi boo demee téere yu bari yoo xam ne sëñ Cheikh bind na ko bind na ci sëñ Touba bind ci Cheikh Amadou Bachir bind na ci yoonu murit bind na ba ci sëñ Cheikh fan yee rek may fàttaliku Mbàkke di la santaat ci loolu ku ñuy wax sëñ Seydina Omar Dia xaadimul Qur'an te Daaru Salaam dafa am ndaje mu fa borom xam-xam yépp doon def ci ñi yëngatu ci wàllu alxuraan ñu tuddee koon si abi bum sëñ Fallu man mii maa doon def conférence ba ñu doon def mawdon bi ci alxuraan waaye bi may wax bay wax murid yu njëkk yi ne leen sëñ Tuubaa yare woon dama ci indi benn ay abiyaat yoo Xaadima Jaxate Kala defoon ca murid sëñ bi ca aynu maadi yi yoo xam ne dama ko gisoon ci yow murabbawna qad gaddu min absarihim gadda ka aswatihim xatta yudannu maan marda aradu atibba aw masakina hammuhum dawu sadaqatin muqridu rabbihim qarda noonu la ko toppee ba ca bayit wa ca mujj wa tallahi law anna al murabbiya qaadahum li yanfu an il ardi al ida zalzalu arda bi may wax ba wax ko sëñ abi bu suñu fol damaa woo ba mu ñëw mënu ma sëñ bi ndax xam nga ni Xaadima Jaxate Kala sama maam la ma ne ko déedéet mënu ma sama am na nu ma ko expliqué ba ne daal am na maamam joo xam ne Xaadim moo jur way juram wu jigéen jur way juram wu góor daane ma waaye bayit yi nga wax ci Xaadima Kala ma Jaxate Kala bi ma juddoo ba tey ak at yi ma am ci yoonu murit tey laa ko mas a dégg te ci yow laa ko déggee daane ma nag ma dimbali boo demee nga yónnee ma ko WhatsApp échangé nañ WhatsApp ma envoyé ko bayit yi xam nga lu ci am solo mooy damaa dem ci maktabaat yi di gëstu sëñ Tuubaa ba gis téere bu sëñ Cheikh Sëñ Muntaxaa mi bind ma fekk ci bayit yooyu ma mokkal ko keroog bi ma ko waxaatee amaat nañ njariñ c'est-à-dire kon tasaare boobu ngay wax yaa ko njëkk a wane. ñu gàttal wax ci li nga xam ne moom la inspecteur wax na ci wàllu écriture bi mooy mbind mi wax na tamit ci communication directe bi lu am solo la te loolu moom Cheikh Muntaxaa jëmmal na ko bu baax wax na ci ce qu'on appelle la transposition littéraire lu am solo la wax na itam ci traduction bi parce que du ñëpp ñoo dégg arab te sëñ bi moom bindam arab la woon te mustawayaat yi yemut yàlla sax def na tawfeex sëriñ bi mosul génn jàngi te ba tey arab yi muy bind ba tey li jamono di dox xam nga langue moom day dox am na ay termes yu ñu doon jëfandikoo bu yàgg léegi kenn waxatu ko mais sëñ bi ba tey ji ay mbindam ñi jàngi woon arab ba dellu si waat amu ci kenn ku mën a gis mbindum sëriñ bi daane baat bii dañ ko war a dafa yàgg wala c'est un mot ancien wala nangam noonu ba tey te moom mosul génn jàngi waaye yitte la amoon rek ci sàkku xam-xam ba tax yàlla may ko loolu kon bu ñu ko traduire comme ni ko sëñ Cheikh waxee léegi ci téereem bi nga xam ne traduire nañ ko ci lu mat fukki langue surtout anglais nga xam ne luxa alamiya in today's world learning English has become mandatory or compulsory or a necessity wherever you go around the world you will need English. That is the reason because you have to try to improve your level in English. It's very important. loolu c'est très important nit ku nekk ci ñun mu góorgóorlu di pratiquer loolu dinaa ci ñëw mooy li sëñ Mamadou wax léegi only practicum can makes you perfect anglais yi sax dañuy wax loolu pratique dafa am solo ci loolu la ñëwee wax ni la ci njëkk mooy dañoo war a góorgóorlu ci jima dem ci à la quête du savoir beneen ba mooy jim ko pratiquer benn mooy écriture bi sëñ Mamadou nee na écriture kese ñëpp amuñ ci accès parce que am na ñoo xam ne ils savent pas lire beneen point bu am solo mooy les étudiants d'aujourd'hui ou bien les élèves de manière générale ne lisent plus loolu tax na ñu am le niveau des élèves est devenu très bas
sëñ Mamadou mii bu mënee tenir un discours en français kon pratique bi muy wax moom jëfandikoo ko parce que langue jàng ko nii rek taxul nga mën ko de il faut nga essayer di ko wax une langue certes à parler bu fekkente ni doo ko wax doo ko mës a mën kon tey jii bu mënee nekk à l'aise devant tout le monde di wax anglais di wax français sans faute avec un niveau très élevé maa ngi koy wax léegi nee naa ko je vois l'éloquence dans la pertinence mu am benn franc parler boobu la ko waral mooy pratique boobu mu doon wax ak nangoo gëstu xam-xam wax na yi dañoo war a transmettre de manière scientifique ou pédagogique c'est-à-dire que loolu moom ñi nga xam ne ñooy bind ñoom la ko waxal parce que loolu mooy am njëriñ may wax ne sëñ Cheikh itam maa ngi ci doon bala maa daaneel sama kàddu doon profité ci loolu parce que même man maa ngi doon étudiants yi man damay jonjog ñoom lu bari gisoo lii man maa ko traduire woon ci mbindum sëriñ bi damay sant yàlla sax keroog bi son excellence monsieur le président de la république di wax ni bon comment dirais-je mbind kii bi kunkaati man dañ ko war a dañ ko dugal ci kii bi heureusement man fekkoon na sax man bu yàgg ma ci doon gëstu gis nga lii man maa ngi ko doon traduire ak sama benn professeur français boo xam ne bi ma nekkee terminal moo ma yoroon nos secondes SB au lycée de Bambey ñu koy wax Trésol du ñàkk ci ñi fi toog ko xam c'est un chrétien mais il a eu à me donner beaucoup de temps ñuy toog di discuter ci mbirum Serigne Touba lii man ak moom ñoo ko traduire ensemble benn bi maa ngi ko titré du comportement de l'apprenant sax damay jëfandikoo ci mbindi Serigne Touba yi mu bind ci arab baat yi muy wax di soññi borom xam-xam yi ci ñu sàkku xam-xam ak di ko yaatal ak di ko dund ak yéen ñi nga nekk xam ne yéen a nekk ci université yi naka ngeen war a mën a muñee difficulté yi ngeen xam ne yéen a ngi koy jëf maanaam yéen a ngi jàmmarloo ak moom je salue au passage Serigne Abdou Hakim taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci quand vous avez eu à avoir des différends ou de violentes altercations seen biir ba peut-être concentration ba war amatu leen ko ngeen dem ci moom mu dem ci Cheikh Amadou Mountakha mu jox ko ndigal mu régler ko dans la douceur ba tey jii ngeen toogaat yéen goreel lool ba ku fi ñëw di kilifa ak Serigne Abdou Hakim ngeen toogaat di ko seereel loolu lépp buñ jëfandikoon njàngum sëriñ bi rek parce que yaatal gi am na solo lool mais man maa ngi wax ci ñaari point benn bi mooy Serigne Cheikh laa koy wax par exemple quand j'étais au Maroc maanaam viser l'excellence bi ñuy wax maanaam nit ki bu dee jàng dafa war a aj niveau sëñ bi xelam ci jima am xam-xam maanaam bokk ci les meilleurs il ne faut pas juste apprendre pour passer en classe supérieure ou pour avoir juste la moyenne mais da ngay war a viser d'excellence loolu moo lay mën a permettre tey ji ngay dem ci dans les plus grandes universités au monde par exemple man quand j'étais ici au lycée bi ma nekkee Jéeri Fall BFM je suis sorti major premier du centre laa jël bi ma ñëwee lycée de Bambey seconde premier terminal yëpp premier laay jël sëñ bi premier compo deuxième compo bac j'ai eu le bac avec la mention bien nekk premier du centre état may ma bourse ma dem Maroc j'étais au niveau de la ville rouge une ville qui s'appelle Marrakech nekk ci université bu ñuy wax Kadi Ayat faculté des sciences juridiques économiques et sociales lan moo ma permettre déwuma ci université sénégalaise yi parce que damaa doon viser l'excellence di fexe bay am ci niveau di fexe bay bokk ci les meilleurs élèves sëñ Mamadou mii loolu tax tey jii mi ngi en France moom fa la nekk di bàggante di liggéeyal Serigne Touba di nekk ci loolu waaye man sëñ Cheikh li ma gis foofu remarque bi nga xam ne def naa ko mooy Serigne Touba li muy bind li muy bari li muy rëy li muy am njariñ nga xam ne domaine boo jël rek sëñ bi bind na ci par exemple quand boo demee Maroc par exemple boo demee ci maktabaat yi boo nee Nooru Daani laa soxla amu fa nga ne Masalikul Jinaan laa soxla amu fa xamuñ ko sax xam nga loolu itam yaakaar naa liggéey bu am solo la boo xam ne waa Rawdu Rayaahiin ak ku mel ni sëñ Cheikh am sëñ Mountakha mi jàpp naa ne bu ñu ko waxoon sëñ bi dinañ ci liggéey boo xam ne ba boo génnee ci réew yi boo demee ci maktabaat yi téere yi sëñ Tuubaa yi mën faa nekk te loolu ça m'a fait très mal parce que loolu warul mën a nekk parce que sëñ bi li mu bind lépp njëriñ la donc li ma doon wax léegi ma daan la foofu sama kàddu jox leen kàddu gi mooy sëñ Cheikh li ma doon wax léegi ci élèves yi nga xam ne man ak Trésol moomu ñoo ko defoon comme occasion la bu am solo benn bi maa ngi ko tàmbalee woon maa ngi ko titré woon du comportement de l'apprenant étudiants yi ngeen déglu ma bu baax sëriñ bi dafa wax ne si tu recherches le savoir fais fi l'expression faire fi des difficultés cela te permettra de réussir et de dépasser tes condisciples noonu la ko waxee woon ne plains pas beaucoup persévère jusqu'à faire croire que tout va bien mooy nit ki buy jàng xam-xam dafa war a góorgóorlu bay bàyyi jàmbat Dieu ne donne pas le savoir à ceux qui ne résistent pas à la faim loolu nag xam naa yéen di ngeen ci am tamit yeneen gis-gis ndax am na ci tubaab bi ñuy wax ni nu ñu koy waxatee sax lool n'a point d'oreille bon ventre affamé n'a point d'oreille noonu la ñu ko waxee c'est-à-dire que nit bu xasee xiif dootu dégg dara loolu nag bon yéen a ko wax mais am na différence ak li Sëñ Tuubaa wax Sëñ Tuubaa moom li mu gis mooy au contraire xiif mooy tax nit ki am xam-xam xaw ma nag après nu ngeen koy régler seen biir
mu ni Dieu ne donne pas le savoir à ceux qui ne résistent pas à la faim, il le donne aux persévérants et il leur en fait grâce. mu wax ne donc sois toujours à la recherche du savoir. Je plains l'homme qui ne résiste pas à la faim et qui, une fois affamé, perd toutes ses facultés. am na ñoo xam ne bu ñu xasee xiif rek dañuy mel ni voilà la yàlla xam doy na. Sëñ Tuubaa ne toi qui recherches le savoir ne privilégie pas la richesse car Dieu satisfera tes besoins. C'est-à-dire que boo nekkee étudiant di jàng bul appesantir wu ci xaalis góorgóorlu rek ci sàkku xam-xam parce que comme da ngay jàng mënoo am xaalis parce que xaalis liggéeyee koy maye. or kiy jàng mënut a liggéey wala mënoo ko cumuler wala boog mën naa mu am problème waaye li nga xam ne da nga koy soxla mu nekk ay besoins personnels yàlla dana la ko dimbale loolu la sëñ bi wax. mu ni crains Dieu et respecte ses commandements car le pécheur n'acquiert pas le savoir. loolu ñu ngi wax ne le niveau des élèves est bas di wax ni les élèves ne lisent plus wala duñ def ay exercices wala dañuy divertir de trop waaye man jàpp naa ne tamit la tax niveau élèves yi wàcc mooy yàlla Serigne Touba ko wax. un pécheur n'acquiert jamais le savoir nit ku mooy yàlla doo am xam-xam te nag xale yi bëgg nañ loolu am fo de bëgg nañ loolu am fo Serigne Touba nee na kuy fo doo am mukk xam-xam kon bu ñuy wax li tax le niveau des élèves soit bas nañ ciy boole loolu. mu wax itam lu am solo éloigne-toi des femmes et isole-toi car le seul moyen de leur échapper est de les éviter. Sëñ Tuubaa nee na booy wut xam-xam del moytu jigéen ñi bu ñu jaaree gauche jaaral droite bu ñu jaaree droite demal penku mais tant que yaa ngi leen di fréquenter mënoo mucc mukk ci ñoom doole mënu la koo may muñ mënu la koo may jigéen daal boo ci bëggee mucc daw loolu la ko waxee ci Masaalikul Jinaan. Ne suis pas les plaisirs de ce bas monde, ils t'éloignent du paradis. Tous ceux qui échangent la lumière contre les ténèbres le regretteront amèrement. beneen bi maa ngi ko tuddee de la valeur de la sagesse sëñ bi ne vous les enfants recherchez la droiture et la sagesse assimilez les connaissances acquises et les répète en les apprenant par cœur et évitez les débats inutiles. Sëñ Tuubaa nee na yéen waxambaane yi da ngeen sàkku xam-xam di ko répété ba noppi itam ngeen di moytandiku les débats inutiles mooy jotaay yi nga xam ne boo fa toogee doo ci jëlee dara loo xam ne lu amal njëriñ. Rapprochez-vous des hommes de Dieu. Le fait de les fréquenter vous rendra meilleur. Toujours del xool ki baax nga di ko fréquenter loolu itam bokk na ci problème yi nga xam ne xam-xam bi mënut a jëm fa ngeen ko bëgg mooy boo nekkee élève di wut xam-xam nekk ci classe wala ci amphi bi xoolal ki nga xam ne bëgg na xam-xam nga def ko sa xarit dee ko fréquenter del ànd ak moom mais bul dem ci ki nga xam ne il n'est pas assidu il n'est pas ponctuel il est paresseux il n'a pas un très bon niveau koo xam ne daf lay décourager loo nga di ko def xarit. anglais sax benn anglais sax wax na que birds of the same feather flock together. Birds of the same feather flock together. Les oiseaux dont leur plumage se ressemble s'assemble mooy nit ki toujours ka nga bokkal jikko moom nga war a àndal. wax na itam ne a mirror reflects a man's face but what he is really like is shown by the kind of friends he chooses. Le miroir ne peut refléter que l'image de la personne mais nit ki mu doon dëgg boo ko bëggee xam xoolal ki muy fréquenté moom lay bokkal jikko. sëriñ bi daanelee ci wax lu am solo celui qui a tôt connu les voies de Dieu dès l'enfance vieillira paisiblement maanaam nit ki bu fekkente ne jamono bi ngay doon gone soobu nga yoonu yàlla di sàkku xam-xam jiima baax boo demee ba nekk mag di nga noppalu. loolu la inspecteur wax léegi Sëriñ Bay Jaxate wax na lu am solo ci loolu xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutal yàlla yow mii ba dee mbaa nga am li tax yàlla yombul ku koy wut te am ci lëf soxla doo am ci moomu su ngërëm da lay won mayam yépp te yër sa xol bañal dëgg muy gis ci sa xol mbañam amul fenn foo xam ne yàllaa fa yam amul fuy mayam yam yëral yow te gëm noonu la suñu borom toll. la la ci jariñ nag mooy yitte ji mu ne xarit dëgg bul def nitu tëddkat ndegam bëgg ngaa def nitu tëdd nga ndegam bëgg ngaa tëdd bul tëdd yow te wëppoo bu wér ndaxte kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti te yeewu njël ku dul yeewu njël kat du jot tent ga na nga yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàgguy ngërëm ba jot noddu ga te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yeewu dem julli biddanti nga dane lekk wax nelaw néewalal yett yii te boo néewalee yett yii te nga lekk tuuti wax tuuti nelaw tuuti nii la dag yépp daa def ba jot ndomba ga defal nii ma wax mbaa nga jox sa mbir ku def nii ma wax kon ba tey wàcc nga wasalaamaaleykum wa rahmatullah